sans papier, comme on dit, les mots de jàmbaar dëkkul fenn góor ca waaru lu mu sori sori lu mu metti metti jógal wuti. Si je savais que j'allais perdre ma dignité, j'aurais dit non. S'il fallait traverser l'océan entier, j'aurais dit non. Ils ont quitté leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Ce sont des incompris. Ils ont quitté leur pays, laissant derrière eux leur nom. Ce sont des inconnus. Avec de l'espoir pour vivre, ils n'ont que ça pour surmonter leur solitude. On les traite de tous les noms, dans les coins, les entassent comme de peau d'être nus. On les traite de tous les noms, oubliant qu'hier ils étaient là pour les secourir. Et moi, mon livre c'est gros. Moi, parti France pour trouver travail. Ici, Afrique tout dur. Moi, travailler longtemps dur pour avoir travail. Et moi, il y a un moment de Camara. Moi, il y a un moment de Camara sénégalais. Tirailleur. Mon père partir, moi, travailler. Guerre pour la guerre. Pour trouver l'argent. Moi, toi, travailler, toi, recevoir l'argent. Sans moi, Adi Botinga, il doit rien pur sûr. Moi, partir au Europe, trouver argent. Ce que papa a travaillé, moi, venir récupérer. Moi, jamais pur devant blanc. Tu n'es que nyonde. Je m'en ai tout si réuni d'arc comme écho. Y'a que les bungers. Son mon ai Hitler, puis m'l'endac comme écho. Tu n'es que nyonde. Je m'en ai tout si réuni d'arc comme écho. Y'a que les bungers. Son mon ai Hitler, puis m'l'endac comme écho. Bon, moi, c'est Jean-Luc Devadon. Je dis à tous les Africains donc de rester chez eux. Voilà, il ne faut pas venir envahir la France si vous n'avez pas de qualification. Un cri de cœur pour mes frères perdus au siyaar sama gars yi siyaar ñu la waaw mais guddi gi day am ñu arrangé quoi Sénégal ñoom xam nga il faut minuit jot noonu xam nga il faut des fois live ñi fa xalaat baadoola yi ñi xalaat ñi ñàkk ñi xalaat ñi amul ñi quoi Sénégal nag moom internet dafa cher foofu am na sometimes gars yi minuit la ñuy commencé parce que minuit lañ leen di may 1 giga xam nga ñu mën a dugg seetaan live yi ñoom live ñi quoi quasi totalité bi pour ñoom la quoi pour ñi nga xam ne amuñu yoruñu quoi yooyu ñoom x time bi dinañ mën a connecté wu mooy ndimbal njaboot gi quoi connexion ndimbal njaboot ñu leen di may noonu quoi xam nga ci la ñuy profité di télécharger live yi ci la ñuy profité di mën a seetaan live yi parce que xam nga day lekk ci gars yi quoi donc Sénégal moom quasi totalité du temps dañuy toog ba ay minuit ñi commencé connecté wu ñooñu aussi nañ leen di bàyyi xel yes ñun xam nañ lan moo nekk ci galère lan moo nekk ci coono lan moo nekk ci Sénégal lan moo nekk ci métit lan moo nekk ci ñàkk lan moo nekk ci ñàkk liggéey toog teg zëm amoo looy def xam nga amoo looy lijjanti loolu yëpp dañ ci xalaat parce que bu fekkoon loo xam ne dañ ñu koy nettali ñu ne waaw mais dañ ko dund quoi dañ ko dund toog gaal seen waaw guddi gi yëpp nga xoole ko ba fajar gaañ di naan zëm level ba 8e level ba 10e gaañ dañ naan 3 normaux mooy premier 2e 3e mais bu dee chômeur nga nag moom premier ba 50e di nga ko naan warga yëpp zëm ba xëm ci fukki façon warga loolu la quoi yes mais bëggee nañ ñëpp comme niñ ko defee freement live yoo xam ne free la quoi freedom di ko fil rek di ko def amul benn pression amul kenn koo xam ni xam nga yaa yor suñu programme quoi live heure bii def ko ne man je suis anticonformiste maanaam kenn mënu ma natt quoi kenn mënu ma natt defal nii wala defel ne
sama benn bopp laa yor quoi moo may wax lu may def ma koy def lu ma wax nag ma def te lu ma def assumé ko. Yes, yeah, G's la G's up. What's up? What's good, mommy? It's been a while, na mes. Yeah, mais bëgge gaay bëgge bu wéran damoo tiitaroo waaw mais man racket bu njëkk a am ci homme de tenue bëgg nañ ko lijjanti tey quoi ci aéroport Léopold Sédar astafurlah maanaam Léopold Sédar Senghor aéroport Blaise Diagne aéroport boo jógee kaaw nga ñëw foo mën a jóge boo ñëwee dañ naan la am na test Covid quoi dañ naan dañ lay def test Covid da ngay fay 40 000 80 000 la commencé woon racket bu garaaw képp koo xam ne da nga ñëw wàcc aéroport Blaise Diagne dañ lay defal lu ñu naan test Covid mais amul test dañuy foqati ci yow 40 000 par force doole mbaam quoi te duñ la defal Covid duñ la defal test Covid duñ la ko defal te dinañ jël sa 40 000 bindal la benn feuille yore naa feuille bi bindal la benn feuille comme quoi que def nga test Covid ba pare ne la boo demee sa kër nga toog fa benn 14 jours quoi. dañuy laaj monsieur le président Macky Sall loolu banditisme boobu moom foo leen ko teg yow ak say coy ak say bàcc fan lañ teg nit bu jógee kaaw wala mu jóge ci bitim réew lañ mën a wax ñëw war a mën a joxe 40 000 test Covid boo xam ne kenn du ko defal test day joxe 40 000 ñu wut benn feuille dóor ci tampon ñu la demal nga toog sa kër 14 jours mais ay test Covid boo jëlee 40 000 jàmbur sàcc ko ngeen foqat ko non Sénégal moom man banditisme niveau de banditisme bu fi am bu nguur gi ànd coy yeeg bàcc yi test niveau de banditisme boobu man gisuma ko fenn ci kaw suuf man fenn billahi wallahi ñuy dugg safara sax nekk Sénégal quoi la ngay daj moo gën a metti nga dee ñuy dugg safara sax lu ñu war a daj ñuy dugg Sénégal ñuy wàcc Sénégal sax ñoo gën a metti le am na ba sama benn gaan bañkat boo xam nu mu def bu mu demee gars yi dañ na ko joxeel 40 000 mu bañ xamul ko gendarme bi wax taxawel ne yow pour l'instant taxawel ne xoola gars yëpp di romb nee na taxaw na fa 2 heures de temps kenn faalewu ko parce que gars yi mu àndaloon bokk vol ñëpp ñibbi nañ seen kër joxe nañ 40 000 mu ne waa ji di nga ma wax tey 40 000 yeneen may defal test wala du ma leen jox 40 000 cooy bi na ko taxawel ne comme yow pare koo taxawel ne gars yi ñëw di joxe 40 000 di jàll joxe 40 000 ñu daggal la benn feuille blanche dóoral la ci benn tampon bindal la ci kii après nga dem quoi noonu lañ ko defee nee na moom bu mu toogee toqi sénégalais yi yeneen duñ jàppalante sénégalais yëpp dem seen yoon nee na moom bu mu fa toogee 2 heures temps di bandul di bañlu après finalement dafa mujjee nangu nee na dafa mujjee nangu joxe 40 000 pour mun a dem toog fa tardel boppam après waa ji loolu la ko wax yaa ngi ni tardel sa bopp te joxe nga waaw kon kay mënoon ngaa joxe comme say morom loolu lañ la mënoon nga joxe comme say morom donc moom léegi kon gouvernement bi daal seen mafia seen gang seen bandi aéroport képp ku fa ñëw di nga joxe 40 000 bu ñu tuddee test Covid boo xam kenn du la testé parce que test Covid dañuy jël coton tige def ko sa ngaay sa gémmiñ ñi def ko ba ci biir foofu tuflit dugal ko ci benn tube ASC jëlaat beneen coton tige nga def nii teen ñu dugal ko ci sa bakkan bi def nii jëlaale ñandaxit yi tuuti dugal ko ci après moom la ñuy yóbbu def test Covid mais duñ la defal loolu lépp dañuy jël 40 000 vol légalisé banditisme d'État en complicité avec les hommes de tenue ñu faqat suñu alal ñun bawal yi ñun moodu yi ñun taqalemaan yi ñun jóg fajar dem liggéey wàcc guddi tas bay bëgg a dee di lijjanti sa njaboot gouvernement bi taxaw ne non li ngeen indaale man sëri ca 40 000 80 000 la woon léegi 40 000 képp ku ñëw ju wàcc ci avion gouvernement bi day nangu ci yow 40 000 par la force doole mbaam en complicité avec les hommes de tenue les hommes de loi nee nañ de les hommes de loi waaw les hommes de loi muy lu doy waar kéemtaane na quoi billaay wallaay Sénégal sa waay ji bu ñu joxoon yàlla bu ñu ko joxoon sax yàlla mu delloo leen ko bu ñu joxoon nguuru Sénégal yàlla delloo leen ko ne am 1 mois la yàlla di def delloo leen ko ne téye leen doy na sëkk ak barke ñi mënuma ko sax gérer
waaw yéen man xanaa bëgguma dara dinaa xool dëkk bu mel ni Sénégal naan dama koy ji yàlla moo naan man dinaa xool dëkk bu mel ni Sénégal naan dama koy ji xanaa damaa bëgg a xanaa dama fee bëgg a sama nguur dafay bëgg a jeex ku sa àdduna bëgg a jeex sa nguur bëgg a jeex rek ñëwal Sénégalais jox la seen nguur duñ la dóor duñ la rey di nga leen toroxal dinañ yuuxu say noppi ba wallahi da ngay waaye dama ne yàlla sax boo leen ko dénkoon réew mi 1 mois mu takk ko ba mu dëgër delloo leen ko dem yoonam kenn du dem Sénégal duñ dem Sénégal laa la wax du musa dem dara du ko yóbbu dara tus déggu mën la yàlla buñ ne woon président billahi Sénégal maa ko wax billahi wallahi wa taalaahi maa ko waat nekk président jël prophète am yëpp def leen ay ministre jël Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam def ko premier ministre jël Jésus Christ def ko ministre de l'intérieur jël Insa jël ñoom keneen ak yeneen Yuusufa yonent yàlla Ibrahima ñëpp def leen ay ministre ci Sénégalais yi gars yi coolal ko wallaay day yeew du waaye du xam sax du comprendre sax gars yi di jaar gauche droite wow daanaan xoolal xam non da leen koy delloo day xëy rek def communiqué ñëpp ne kaay leen toog xool naa ba xool waaye vraiment man xaw ma yéen moom peuple bi moom ak ci réew da leen koy delloo day démission ñu première fois Sénégal dam démission la président bu ko yàlla jëloon day démissionné da leen di delloo réew mi sa waay réew moom yàlla xam dara ni gars yi ni bañ ni ko dañoo xam loolu moo tax ñu koy dundee Sénégalais boo gis xam na ni réew mi du dem léegi dans sa tête configuration da ko préparé juste ne xam na ni réew mi du dem mu ne ok réew mi du dem donc réew mi du dem ñëpp kooku wax mu ne réew mi du dem te réew mi du dem non man Sénégal la non man dama yéemu billaahi wallaahi dama yéemu ci réew mi man ba ku la gën a nag gis nga man xam nga kañ la Sénégalais di bàyyi cinéma quoi ak foo ak détournement de situation quoi man loolu man xaw ma kañ ngeen décider loolu gars yi fi nekk nii gars yi di xeex homme de tenue ak bàcc yi ni ñuy def askan wi di leen dóor ba ñuy bëgg a dee di leen toroxal di leen torturer man ma gis fële à gauche sama gars yi ñoom xam nga détourneurs yi ma gis ak sama gars yi ne ci benn film cinéma boo xam ni dinañ commencé comme ñoom bàyyeeguñ ba léegi si seen film indo yi gars yi dañoo seetaan film indo ba lépp indo yi waaye lii lan la moom lii moom xanaa lii mooy lan moom lii moom lan la lii lañu woy nguufaan ñu lay nguufaan ngay jaaxaan di waxtaan ñu lay nguufaan ngay jaaxaan di waxtaan gars yi man amee soo ko seeraat dama ree ba réew dëkk suñ dëkk bi vrai farce lañ kon Mali moom nii lañ fi jëlee seen président bi lii moo jëlee président malien bi ñoom nii lañ leen tëbalee quoi ay di ñëw rek toog nii rek waaye yow ñun dañuy dem waaye duñ dem waaye yow ma ñàkk sama day du ma fi dugg waaye doo dugg après nga dugg toog man damay toog di seeraat Sénégal la damay ree ba dee quoi réew mi du dem réew mi xanaa ñu tardel la dëgg nga saa bul dugg nag de war nga ne doo dugg da ngay dugg ni yaa may na ko yéegal boppam ñun sañu révolutionnaire yi nekk Sénégal rek billahi natt bu doy waar la natt bu doy gars yi dugg sax ci auto police bi di ko snap
ne ma ko seeraana bari do be réew mi vrai farce la farce ki wër farce rek na dem ci réew mi quoi tat kii ku yaakaar ni lii mooy daani président ñàkk sama nday da ngay fot vrai farceur quoi nit yi nekk ci ay xeex instant yi injustice di xeex lu normal ñenaan ay talaatay orange ak talaatay tigoog talaatay Dakar bu safak talaatay ñambaan ñu nguufaan la nga jaaxaan di caaxaan nguufaan nga jaaxaan di caaxaan da ngeen di fontu quoi da ngeen di fontu détourné combat rek combat buñ fekk détourné ko ñëpp bu ñuy ne ñu ne non nañ waxi bee après waaw génn nañ ko jàpp nañ leen léegi ñoom libéré nañ leen ci buntu police ba leen jàpp libéré leen alors affaire man na alors talaata bi nu mu mujjee réussir na façon combat bi de ku ma ci woo naan ma kaay nga dakk bi damay saaga sa maam lii xeex la lii la ñuy woowee terrain golo-gololu terrain yeewu rek toog rek naan nii libéré ñu ñëw la téel la rek yanu la ngay nguufaan ñu nguufaan la ngay jaaxaan di caaxaan du ma fi dugg non du ma fi dugg non président du ma fi dugg mu ne dama fi dugg di nga fi dugg mu ne du ma fi dugg di nga fi dugg du ma fi dugg di nga fi dugg du ma fi dugg billaay du ma fi dugg di nga fi dugg du ma fi dugg wallaay du ma fi dugg di nga fi dugg nga ne ci dox dugg toog ci biir oto ba na ñàkk sama ndey billahi non booy man sa kenn du ma yëkkati ci jaaxan na dem man dama xam sama bopp damay xeex boo xam ne sama bakkan da cay rot kenn du ma yëkkatee ci caaxaan ay caaxaan kat yoo xam poor rek la ñuy def xeexuñu xeexaanuñu ku ci yeewu rek say tàng nga génn rek ñëw taxawaalu ñu yanu commencé te ngeen film bi quoi kon lii affaire bi nii la non commencé te ngeen film yi quoi yéen kañ ngeen di pare kañ ngeen décider pare quoi pour du sérieux mu nekk du sérieux ba pare ils sont contradictoires kan moo géroon affaire contrat concert yeeg tournée orange yi kan la Simon Y'en a marre ñoom la woon ñoom ñoo doon joué di Y'en a marre tout le monde joué avec Orange ils sont en parfaite collaboration avec Orange ils ont même des contrats avec Orange ils ont joué tant de concerts de Orange tous les éléments de Y'en a marre rappeurs ñoom ñëpp joué nañ ci Orange maintes fois Simon moo yoroon contrat yi moo doon jëlaate sax déjà talaatay Orange talaatay non mais soyez sérieux un peu quoi ça c'est pas un combat c'est loin d'être un combat xamul lii ay caaxaan la li nguufaan la ngay jaaxaan di caaxaan la nguufaan ngay jaaxaan di caaxaan il faut arrêter léegi nag seeni ñaar ak seeni ñetti nit yi ñu àndal rek ñoo ngay gis ne non ñi ay guerrier lañ kan lii am na benn acte de bravoure lii nit yi nekk ci vrai combat bi nekk ci ay dossiers yu solide di attaquer ay Cheikh Sarr ay ponkal yu mel ni Cheikh Sarr yi nga xam ne c'est des intouchables dans l'armée, des intouchables dans la gendarmerie di yëngal la gendarmerie di yëngal la police muy yëngu ñu nekk ci loolu ñoom il est ñu wax ci de ñooy dem fële naan ñoom talaata yi c'est Orange quoi ñi nga xam ne vous avez toujours été leur collaborateur talaata yi Orange non mais c'est catastrophique quoi il faut vraiment un hypocrite sax wala nga bañ a comprendre dara pour pouvoir sax partager lii man yi duma ko sax dama koy xool di ree ne non di ree di xaqataay di wax di xam ni di gën a xam ni non combat bi jaru sax soldat la waxuma laa jóg di dagg billet de jaru sax soldat la parce que du combat léegi man terrain bi ngeen may woo ko ana ñu may woo ci terrain bi li ngeen may woo pour ma dagg sama billet dugg sama avion naaw ba foofu teg samay bagage après dem ci combat bi ga libéré maa naa fi dugg doo fi dugg naa fi dugg doo fi dugg naa fi dugg doo fi dugg naa fi dugg naa fi dugg naa fi dugg doo fi dugg doo fi dugg doo fi dugg naa fi dugg doo fi dugg doo fi dugg di nga fi dugg doo fi dugg di nga fi dugg ñu ne nguufaan duggal nga toog ngeen di snap yore seeni portable di snap quoi maa ngi ci auto police bi maa ngi nii jàpp ma doo ma jàpp doo ma bàyyi di nga ma jàpp doo ma bàyyi di nga ma jàpp libéré doo ma bàyyi ñu après ñibbi nañ quoi dem toogi dem leen ngeen laaj leen résultat bi xaar mu wuti nationalité malienne man
billaay xam naa ni combattant yaa ngi foofu quoi dinaa fi dugg doo fi dugg doo fi dugg di nga fi dugg doo fi dugg dinaa fi dugg doo fi dugg di nga fi dugg doo fi dugg di nga fi dugg doo fi dugg ñu lay surux nga dugg ci biir toog c'est dommage quoi c'est dommage man bu ma leen gisee ak seen photo yi ñuy snap man dama tiit man dama mais yéen lii lan la loolu mooy woy bi de di nga fi dugg doo fi dugg naa fi dugg doo fi dugg doo fi dugg di nga fi dugg walaay di nga fi dugg walaay di nga fi dugg nga ne ma di nga fi dugg walaay doo fi dugg walaay di nga fi dugg loolu mooy film bi quoi kon ñibbi nañ nii dem tëddi ji quoi tëdd nañ nalaw yi nii kon affaire man na kon talaata bi sax na de am na réussite totale Ndofane ngay jaaxaan di caaxaan xoolal seen révolutionnaire yi parce que man moom malien la xoolal seen révolutionnaire yi ak caméra yi yow bu ñuy def lépp caméra la lépp caméra la quoi c'est triste Sénégal c'est triste mu mel ni ñuy fay ji facture ndox non c'est triste nag ndeysaan pour dire à Orange que les Sénégalais n'acceptent pas ce saupoudrage, ce simulacre de réduction des prix des électricités. C'est pour ça qu'on est là. On est des citoyens sénégalais, on est des consommateurs qui sont venus nous intéresser à Orange pour leur dire cela. Et pour leur dire aussi que par la même occasion, nous allons nous battre pour que le Sénégal retrouve sa souveraineté en matière de télécommunication. Et nous portons le message de dañoo neex de ñoom combat yi dañuy tànn combat de lenge leer doo leen ci dégg de cooy bàcc yi doo leen ci dégg de ñoom ñoo ngay wax waxi orange ñoom xam nga ñoom ay dealer lañ ak orange yi waaye on est des sénégalais yow xam nañ ko sax li ngay wax ni xam nañu carte yow doo malien doo guinéen on est des sénégalais moom ban wax la on est des sénégalais qu'est-ce que cela veut dire doo guinéen doo malien doo burkinabé xam nañ ne sénégalais n'a pas besoin de dire on est des sénégalais quand même mais yow da ngay xeex si wala da ngay waxtaan ci yow commandant Che Guevara commandant Che Guevara mais bàyyi leen ñu fay seen ndox kat facture ndox bi bàyyi leen ñu fay seen facture ndox et commandant bàyyi ko mu fay ndox mu waay kii daa solu ba rafet bu ñu fay ndox kii xeexu siwul commandant yoo tam bàyyil kii mu fay ndox waay facture ndox bi mu yor lay fay commandant si commandant bàyyi ko mu déposer facture am. Comment ça? On ne peut pas nous mobiliser. Donc nous sommes 10 à venir dans le respect des lois et règlements. Voilà, on ne peut pas nous refuser ça. C'est pas possible. Non, vous allez pas nous... Non, vous allez pas nous rejeter comme des hommes. Si, man di ma affaire yi sax daa yàgg xaaral ma avancé ko si Sénégal. Pour leur dire que les... ñii kat booy wax ji day metti bopp quoi wax ji moom bu bëree day metti bopp quoi on est des Sénégalais on est kii on est seen combattant yaa ngi nii de day ci kala Sénégal ñoo am ay géré de day ci kala kii day bañ mais bul dem mais sax foo jëm nii ah waa kii moom dugg bi waa ji dugg na quoi kon bu tax dugg na nii quoi kon waa ji dugg na toog nii quoi toog na kon toog na non barki Seydina réew bi delloo leen ko yàlla ko waa ñu lijjanti leneen ñu wuti feneen fu mu ne
kon Mali ni lañ xeexee de ah non on n'a pas besoin d'encourager ça c'est pas encourageant mon frère il faut être hypocrite pour encourager ça c'est pas encourageant nous on n'est pas là on n'est pas des duñu ay xar quoi topp ci lu yëngu rek nga ne il faut encourager déedéet on n'encourage pas le mal mon frère aucun pays ne s'est révolutionné aucun pays n'a changé de cette manière aucun pays n'a changé donc mënoo encourager loo xam ne yow wóor na li lii du sotti mënoo encourager loo xam ne wóor na li lii du baax non c'est être vraiment hypocrite ou bien ne pas comprendre les enjeux de cette révolution non kon bu doon loolu la kon ku tëb rek ñu encourager la déedéet ça c'est pas un combat ça le fait de se lever d'être 10 yor seen benn lettre taxawaal bu neex dañu jàpp commandant ñu ubbi oto du ma fi dugg ñu dugal la nga ñëw dugg toog yóbbu la commissariat nga toog jàpp ceene ñuy libéré la ñibbi nga yéen ñëpp nga seen kër alors où est le combat tu veux que lan laa war a mën a encourager ci lii wax leen ma quoi soyons un peu sérieux lan laa war a encourager ci lii damay gis loo xam ne du jëmale mbir yi kanam du combat du portewul ay fruits du réussir ma koy ma wax leen ma non j'ai besoin la solution c'est clair c'est ce qu'a fait le Mali la solution c'est clair c'est ce qu'a fait les autres pays du monde partout c'est ce qu'a fait les gilets jaunes c'est ce qu'a fait loolu mooy la solution amul leneen mon frère ça se négocie pas mon frère ça se négocie pas c'est-à-dire ku bëgg akara da ngay ñëmee kaani boo bëggee qui veut des omelettes casse des œufs mon frère vous pouvez pas manger des omelettes sans vouloir casser des œufs c'est pas possible il faut que ñu bàyyi di fenante il faut que ñu bàyyi di naxante il faut que ñu bàyyi suñu hypocrisie bi dafa war a arrêter combat c'est un vrai combat comme lu fi amoon en 2011 c'était un vrai combat mon frère malgré qu'il y avait des financements mais am na ñu ñëwoon ak conviction ay ñii seen bëri pat plus de 15 morts ay des blessés graves fight bi am ñu tàngal loolu mooy combat ba nga xam ne tey jii gars yi retiré nañ seen car bloquant loolu mooy réussite ils ont retiré même leur car bloquant mais à part ça lii wax leen ma lii ban réussite la je vous pose cette question vous êtes là devant moi parce que moi je ne suis pas hypocrite et personne ne me pousse à être hypocrite dites-moi génn nañ def nañ li ñuy def instant ñoom ñëpp ñu ngi seen kër yi alors ana effet bi ana cause à effet bi lan la joxe rien du tout mon frère au moment où votre frère Ardo Gningue a subi des injustices extraordinaires ubbiwuñ seen gémmiñ wax ci ils ont essayé même suul ko di ko suul Ardo Gningue il a été tabassé par 13 gendarmes torturé à mort par 13 gendarmes jël ko tëmbal ko ci kaso non les Sénégalais ne peuvent pas sortir comme ça on n'a absolument rien à foutre à Orange bu ñu combattre toutes les multinationales la ñuy combattre sama waa ji amul bàyyi li bàyyi lee sa ndox tubaab yee ko moom ñoo ko yor yaa ngi dégg loolu dañ ko war a xeex dañu war a xeex multinationales yi nga xam ne ñoom foofu la ñuy jëndee ñoom ñii di wax nii foofu la ñuy jëndee mooy Auchan ñoom ñii di wax ku ci nekk jàpp nañ la Auchan ngay jënd ci maintes fois ñu war a xeex Auchan sa waay combat bi du ay combat caaxaan yow tey bu ñu la waxee Orange yow kenn mënul combattre dara ci Orange yaa ngi noonu da nga yore sa connexion Orange di dem def say Orange di ñëw di lijjanti sa bopp yaa ngi lijjanti sa Orange kan moo la changé loo sa Orange ñii ban xeex lañ mën a xeex Orange ba Orange def leneen rien du tout am na loo xam ne ñun nañ ko lijjanti ba pare doog a wax multinationales yi dañ fay bëri sa waa ji Orange multinational la xam nga lan mooy xeex bi boycott ñëpp boycotté ko loolu kese mooy xeex bi yaa ngi dégg c'est une grande surface yi France ko moom Auchan France ko moom Citydia France ko moom et cetera ay français ñoo ko yor ngeen dem xeexi leen Eiffage France ko moom ngeen dem xeexi leen gis nga boo duggee ci loolu sa waay non xeex bi moom du ma ñibbisi xeex bi lii du xeex
lu ma fii def xanaa dama yàq sama billet tu penses que man sax dañ maa juree bootee ma soleil may ñëw ci waxu golo yëfu golo yi di wax man samay xeex mi ngi porter ses fruits xeex bu may def fii nii moo gën a am doole man je fais bouger ay institutions ça n'a absolument rien à voir ak kuy gololu man fii laa toog di yëngal fii le dossier de Ndingler ñëpp gis nañ ko dama ko yanu fight ko le boy là le boutiquier maa yanu combat bi vidéo boobu ngay gis maa ko monté adduna bi yëpp ñi ngi koy dawal mi ngi daw fu ne ci adduna mi ngi dem ci télé yi mi ngi dem sama combat moo ëpp firi fuuf parce que j'ai appris la révolution ci forme yi ne lañ koy defee fii ma toog laay toog di yëngal la république benn nit la buñ ko tëjee duñ ko bàyyi te ñii ñëpp kenn du leen tëj Assane Diouf pèse 10 000 fois plus lourd que 50 jeunes de Y'en a marre parce que jeunes Y'en a marre kenn du leen tëj dañ leen di jàpp bàyyi leen parce que amuñu dara luy porté seen combat yëngulul fenn Assane Diouf kese ba tey mi ngi ci kaso bi sa waay da ngeen xam combat yi de bu leen foog nit yi wax rek de ñii gouvernement lijjantiwu leen sax dañ leen di jàpp bàyyi leen ñu dem seen yoon parce que amuñu benn fruit bu ñu ci yëngal Assane Diouf kenn kese la ba léegi mi ngi ci kaso bi ba léegi jugé wuñ ko dañ ko fa fàtte xamul tax parce que il est beaucoup plus dangereux 10 000 fois que 50 Y'en a marre benn live am day yëngal la république benn live Assane Diouf moo tax bu ñu ko jàppee ba léegi gisoo ko ci biti ñoom kenn du leen jàpp kenn soxlawuñ leen mon frère man le dossier de Ndingler maa ko yanu adduna bi yëpp dégg ko le dossier du boy boutiquier démb rek seetaan nga ko Walfadjri vous l'avez suivi à Walfadjri gis ngeen ko Dakar matin site boobu Dakar matin kan moo ko fa yóbbu man maay toog fu ma toog di dóor bâton yi taf muy dem fii dem fee wutal ko avocat maître Khoureychi Ba c'est son avocat on lui a payé presque 500 000 francs moom laa doon waxtaanal nii mi ngi ni maître Khoureychi Ba j'ai discuté avec lui maître Khoureychi Ba sama waay ñun suñu combat du ay combat wax ay vrai combat la combat yi am doole yoo xam ne yi ngi yëngal république te coow jibul bal tàkkul ñun buñ nekkee fii yëngal buñ nee fee maître Khoureychi Ba salut Mola je vais bien votre protégé devait aller au commissariat de Yeumbeul pour sa confrontation avec ses agresseurs. Finalement, le procureur a décidé de faire clôturer le dossier car les pressions sont fortes. Fii laay toog di dóori pression le procureur moo woote pour ñu clôturer dossier bi le plus rapidement possible yóbbu ko juger ko man maa toog fii di ko yëngal sa waa ji da ngeen foog ni il faut mu ñëw ci terrain boobu bokk golo yi di golo nii dinaa dugg du ma dugg bu leen ma tardel waaye man newuma ci seen foo yooyu man guerre kat laa damay guerre ba las te coow di jib bal du tàkk suuf di yëngu. Finalement, le procureur a décidé de faire clôturer le dossier car les pressions sont fortes. Le dossier lui sera donc dévolu demain, Inch'Allah. Suba ñu yóbbul ko procureur dañ ko doon saaxee fii laa toog di fëggi laay di xëpp kaani di woote di suuf indi avocat wutal booy bi avocat tegal ko gars yi di dóori pression ba procureur woote ci dossier bi waa ji bandi doo wër félicitation bu dara sedd mu ne ko yee Inch'Allah je ferai un live sur ça ils ont peur de la pression je passe des contacts aux jeunes et là je peux passer aux médias pour mieux promouvoir l'affaire mu ne c'est très bien là il panique sama waa ji bàyyil caaxaan waaye bu ma kenn teqale là il panique waaw dañ koy jugé man sama dossier di yii di final yii di golo yi libéré dégg bàyyi ko fii procureur nee na day jugé affaire bi yee déggoo ma ne xam nga fan laa tam xarité ci benn avocat benn juge yee benn juge sénégalais bu nekk fii Canada laa tam xarit këram laa ko def billahi indi dossier di teg sama waa ji man xeexu caaxaan xeex bu ma matt boo leen di suivre da ngay gis xeex bi day daanu billahi xeex bu ma matt day wadd par force fii nag laay toog nag di yëngal ndayi république bi fële di laal palais di ko bomb muy gësamu léegi nag buñ paree ci booy bi suba incha allah waaw il sera avec maître Khoureychi Ba on a pris maître Khoureychi Ba di remercier bu baax Abdou Baye Fall ñu ngi koy remercier bu baax jàmbaar la
vraiment jàmbaar la moom il a su amener son argent Abdou Baye Fall bi ngeen di gis muy live 400 000 francs la génne 400 000 francs teg ci table bi pour avocat ñun kóoloo wuñ de bindu ñu ne ay kaay leen causer kaay leen taqale de yee Abdou Baye Fall il a 400 000 la teg ci table bi ne ma Mollah je suis prêt Jean génne 50 000 francs ne je suis prêt ma dem contacter maître Khoureychi Ba ñu waxtaan il est là yee dañ koy garder sax quoi il est là on est là on continue le combat soxlawuñu wax mi ngi noonu merci Mass Black Diamonds respect sa combat mat na toute façon jàng dafa am solo boo jàngul nag da ngay gis nit bi wax nga ne waaye yow wàcce terrain bi li ñuy def ci mbedd mi moo ëpp lu ñuy def ci terrain boobu terrain golo terrain comédie ko terrain cinéma terrain gis leen ma terrain xeex ànd ak ay caméra xeex du ma fi dugg di nga fi dugg du ma fi dugg di nga fi dugg ñu dugal la fa nga toog dangay jommi jaaxle ñu yóbbu la garder la après bàyyi la nga dem ñibbi toog sa kër sa jabar defal dàmp la duñ la dóor ñun xam nga yan combat la ñuy xeex combat yoo xam dañoo jàpp Ardo Njing dóor ko ba muy bugg a dee sëf ko yàmbaa ñu nguufaan la yow bu nga dugg ci oto bi sax dañ laa nguufaan nga jaaxaan di caaxaan ñu dugal la fa nga toog njaax ñu yóbbu la commissariat wàcce la fa garder la en sécurité guddi gi ñu ne la waa ñibbil nga ñibbi ndànk nga toog sa jabar en attendant moom defaral na la ay suppu yeel nga ñëw tëdd njaax ñu dóor la suppu yeel yi xam nga yow feeñ nga ci une semaine feeñ nga ci télé yi yaa ngi ci rajo yi golo yi naan libéré fekk xoolal dafa dara lii nga ci doon wut golo yi naan libéré baabu ni naan libéré dangi ni naan libéré xaji dee naan libéré xam nga boobu nag après nga toog ñëw tëdd nag njaax sa jabar di la bës nag nga waaye soxna si la wax dëkk bi yëpp may coow de gars yi naan libéré de toj naa ko de gis nga police bi may kii nee naa du ma dugg man kay jàmbaar laa de gars yi de ñu ngi nee nañ jàmbaar laa macha allah ñu defalal sa jabar defalal la ay ginaar wala ay suppu yeel nga dóor ba sa biir fees lekk say jus de fruits ak say pomme ak say banane say mbàqale nag nga doxat kër ga yëpp après tëdd di nalaw nag yeewoo après nga média yi commencé bismillah lay la waaye Mollah toj na ko Mollah mooy guerrier Mollah ndaanaan la Mollah policier dañ ko woo mu ne du dugg ñu ne day dugg mu ne déedéet du mu dugg après ci la duggee dugg na toog nag yóbbu nañ ko laa ilaha illallah Mollah waay ku doon wër guerrier jàppal Mollah laa ilaha illallah rajo yi commencé télé yi fekk xolo ba nga yeew nag sa jabar defal la déjeuner au lit nag day jëkkala nax fekk ñi seen yaay liggéeyul ñoom ña nga ne woon ci libéré ya dóor nga suppu yeel lekk say pom ak say banane say jus xam nga fajar bi nag sa jabar yee la nag dóor la déjeuner au lit nag nga njaax nag yeewu alors soxna si loo wax gaa yi ñu ngi waaye ñu ngi foofu di toj waaye yow tey Ahmed Aïdara dafa yeewu ci yow la wax ne laa ilaha illallah bismillah Mollah du nit nga ne waaye sa jabar nga mais Mollah yow maa la bëgg non Mollah yow du nit toj nga rajo bi ne ni Ahmed Aïdara ngi lay tës kee ngi lay taas kee ngi lay kii non Mollah doo nit yow fu neen internet boo ubbi rek góor yàlla boo ubbi yow lay amee waaw Mollah fekk man bu ma yeewoo sama simis laa dóor de sama karawaat moom wóor ma ni man fu ma jëm nii dañ ma fa nar a jàpp mais promo bu ngat la may jox terrain boobu ñëpp a ko bëgg booy terrain boobu moo gën a nooy ki terrain bu mu mës a gis ci àdduna sol sa simis bu rafet teg ci sa mbubb mu nice dóor say soulier rafet waaw après ñëw nag yor sa benn nu tëdd sax sa benn lettre waaw lettre recommandé président bi laa koy jox taxaw buntu palais président bi laa jox jógal fi nga ne du ma fi jóge ñu dugal la waaye balaa nga dugg ci oto bi nag di nga film maa bañ ñu nguufaan la dugal teg yóbbu la kii la après déjeuner au lit ngay am déjeuner au lit bu mool ak promotion bu saf sàpp nag télé bi yëpp di la coow ay Sénégal yéen daal ni ngeen ko nar a jàppee quoi yéen a ñàkk sama ndey ku leen yaakaaram tas doo leen dem doo leen dikk liggéeyu leen pareegu leen jógu leen noonu ni ngeen di def sénégalais yi dafa metti ak a ñaaw jàpp leen di dëpp ka dippi di laal rek di dëpp di dippi di laal rek respecté woo leen joxoo leen cër jàppee leen ay dof jàpp leen di leen foowee non c'est catastrophique ay waay ma ñàkk sama ndey lii ñu def nii
billahi bu amoon ci yeneen dëkk yi barke alxuraan seconde virgule sax duñu leen ko bind virgule sax duñu leen ko bind parce que dañ naan ñii ku ñu yàpp mais allez les demander suba incha allah suba di nga leen dégg man maa leen ko wax suba di nga leen dégg ci presse bi suba presse bi ñoom la ñuy bind instant yi bind nañ leen fépp suba na ngeen dégg Ahmed Aïdara dina leen bisimilaye beneen booy bi xaw ma lan dina leen bisimilaye télé boo dem rajo boo dem ñoom la ñuy bisimilaye promo baa ngi daw ña nga ca nag di nongi waaw sa waay lii du combat waay bàyyi leen fontu boo leen tilimal deru combat dafa am dëkk yoo xam ne dañoo combattre bàyyi leen tilimal deru combat respecté leen combat boo leen xamul combat ngeen déglu wala ngeen dem ci dëkk yi am combat yi ngeen jàng lan mooy combat ay golo yu gololu du tax ñu naan combat ñun combat la ñu wax bu la ñu fontoo combat nit yi dañ ciy dee combat nit yi dañ ci seen bakkan da ciy rot combat poos du fa des financement poos yi yaa Mouhamed Ndiaye suba dina ci def moom tamit revue de presse am sa waay bàyyi leen seen caaxaan yi combat kenn du ko def ci chemise bu rafet ak sa pantalon bu rafet ñëw taxawaale yore sa benn enveloppe ñu yan wala dugal ci biir yóbbu la nga ñibbi ak bu leen ñu fontoo combat gis nga kii tërëy bi gars yi dañoo dem combat ay fetel yi tàkk la ratatatat ay xeer yi ñuy sànni la ay yuux la ay daw dem ñëw ay fipp ay ñàkkutoo xepp la ay ñii daanu la ñii for ñii loolu mooy combat bàyyi leen fontu wala mu nekk combat idéologique mooy toog fu nga toog di guider affaire yi waaw mooy chef de guerre yi duñ dem sax ci guerre bi jàkkaarloo caméra yi di wax demal fii demal au champ yi wàccal fee non dugal fii replier ñu replier wu dem leen armé waat def leen nii def loolu mooy combat day nekk stratégique combat day nekk psychologique waaye combat day nekk intellectuel wala mu nekk combat physique ñaari combat moo am intellectuel ou physique ay ñu sol seen t-shirt ak seen chemise yi rafet ñëw toog gololu ñu dugal leen génne leen ñu dem bu leen ko wooye combat bu leen ñu fontoo lu am États-Unis ci George Floyd buñ ko kilee loolu mooy combat ay doo fi dugg dinaa fi dugg duma fi dugg doo fi dugg loolu du combat bu la ñu fontoo ñun nekkuñu fi du ñuy gone ku juddu démb yaa xam ku xamul luy combat nga dem jàngi école yaa ngi fi livre yaa ngi fi te ngeen bàyyi caaxaan yi ñun foowuñu dama leen di expliquer ñun foowuñu on n'a absolument rien à foutre de ce genre de je dis même c'est même pas lutte balay nekk combat du sax lutte sax du lii lutte bay nekk combat ñun suñu combat nag mooy bii Mr Ardo Gningue respect à toi ils ont tout fait pour tilimal combat bi pour lëndëmal ko yéeyu ñu yàbbi ci tu es un activiste comme eux ils sont des activistes ba léegi ubbiwuñu seen gémmiñ wax ci ña ngay détourner le combat dem fee di ñu wax waxu orange gàtt sa plus orange daf fene ku dem lijjanti sa orange lu suñu gàtt lu suñu yoon yaa lijjanti sa orange ñii dañu kenn dafa mën a wax ci yéen ba ngeen changé seen piis yi xanaa ngeen nekk hypocrite képp ku yor orange yaa ngeeg sa orange ñoom sax ñi ngeeg ay orange waaye bu la ñu fontoowaay fii am na 50,000 opérateurs téléphoniques bu kii arrange bu la arrangé wul nga dem wuti kee bu kii arrangé nga dem wuti kële c'est tout mais c'est à prendre ou à laisser on a absolument rien à foutre ñun caaxaanuñ sam waa ji caaxaanuñ combat dafa am leneen am boo ngeen di combattre war ngeen bàyyi bu la ñu fontoo bokk leen ci dëkk yi combattre il faut pas ngeen utiliser le nom combat dans vos discours là arrêtez vous êtes trop hypocrite c'est ce qui utilise le discours de combat et de terrain amul Sénégal wax naa leen ko 10 milliards de fois tapetisme moo am Sénégal amul terrain chaque jour je vous le dis parce que vous voulez être dans votre hypocrisie de coquille d'hypocrite ban terrain ngeen di wax yéen kon bii la duma fi dugg di nga fi dugg mooy terrain terrain bu ngeen solo ba rafet man musuma ko def moo tax merci à Rexti gis naa sa message vraiment man dama bëgg ko déggu te Rexti nag dama xam loolu ci moom c'est le seul rappeur boo xam ne j'ai beaucoup de respect pour lui j'ai beaucoup de respect pour Rexti parce que certains yoo xam ne
xam nga gars yi ñoom booy wax dëgg da nga leen di déranger man nag damay déranger ñu bari moo tax ma ko ci gën a fëgg parce que man moom faalewu ma koy wax man maa ngi ci li ma ne sama combat dama ci ne gëm ko nekk ci te di gis free te boole ma ci wax ju bari waaw ku tàppet du ànd ak man ku yolom du ànd ak man hypocrite du ànd ak man waaw ko kuy fen du ànd ak man tout man dëgg laay dox ku ci mun ñëwul ku ci munul gàtt fokkaare yi chaque jour ma wax ko wutumay nit wutuma ku may fan wutuma ku koo xam day xool ci na yow da wala di man I don't care ku ma fan joxuma ma lekk ku ma bañ joxuma ma naan terewuma ko tamit yàlla moo ma géré man yàllaa ma géré ku ci àndal ak man ci yàlla ku ma ciy bañ ma ci yàlla yaa xam gett fokkaare yi lii du combat lii caaxaan lii du combat lii c'est pas un combat mon frère lii yow kan ngay xeexal lii combat la kon lii man dinaa dagg sama billet pour lii man dinaa ci dagg sama billet lii sa waay woo leen ma waay ci dëgg waay woo leen ma ci caaxaan bu la ma woo ci caaxaan waay man aw ma jot bi waay man duma dagg ay billets de $500 $600 de €700 €800 aller-retour di dagg ay billets pour lii quoi il faut arrêter mon frère sama combat dafa am idéologie sama lii du combat sama waay ça c'est pas un combat ça c'est que ça c'est pas un combat mon frère soyez véridique bàyyi leen nax seen bopp di fen seen bopp ça c'est pas un combat lii mooy combat kon kay xanaa jaaykatu caaf bi moom toog di moom mi ngi xeex mais lii mooy combat yéen mais nañu waxante dëgg lii combat la waaw man ma dem sama yoon sax après en collaboration avec le mouvement Y'en a marre. Actuellement, sont arrêtés tous les membres qui sont présents pour juste déposer une lettre. dëgg Voilà. ma gis leen ñooy sinap ci biir nag ña ngay sinap yàlla bu ma dem Sénégal ndax lii waay yàlla musal ci lii ñoo ñàkk xeexkat Sénégal natt bu ko yàlla teg man musuma koo gis nattu tàppe dëgg la seen yàlla teg Sénégal lii nag mooy du ma fi dugg di nga fi dugg ñu nguufaan la nga jaaxaan di caaxaan ñu dugal la nga toog ñibbi nañ di lekk seen instant yi ñu ngi lekk seen jabar yaa ngi leen di préparer ay neex ñiy lekk toog di waxtaan lii combat la gas saram marak ñi ngi mel ni cimetière déggal ah boo yéegee nag am beneen kàddu nag gor moom kàddoom moom même booy dee ci lii bu ma ko waxoon moom dana ma rey même dinaa dugg ci oto bi di mbëkk parce que waaw góor bul yéeg waay gars yi dégg nañ la nga wax bul yéeg de sa waay jàpp ci rek non góor ca wax ja lépp looy dugg na doon ful la déedéet bul yéegal de non bul yéeg non yëgati sa tànk bi ndànk rek commandant Che Guevara moom lan moo wax kii commandant la kon dugg na kon dugg na nii kon yéeg na kon mu ngi ci biir sama gars wax leen man gisuma vidéo bi de man dama leen di woon rek bu dee yéeg na ngeen bindal ma yéeg na parce que man daf ne du yéeg man te xam naa kilifa mu gérée la quoi du yéeg wax leen ma yéeg na bu dee yéeg na ngeen ma yéeg na man ma arrêté ko ñu kon ne waxtaan bi dafa yéeg moo yéegul waay gars yi dafa yéeg ah
wax leen ma tamit ma continuer dafa yéeg yéeg na kon yéeg na ay waay kon yéeg na xam say nit dafa baax de xam say nit ay muus yi sénégalais ñàkk xeexkat bu jël ay muus bugg leen soppi gaynde moo tax gàcce rek la ñuy dee kon yéeg na kon waa ji mi ngi ci biir oto bi moo ne woon du yéeg di dafa dugg na ah yéeg na non Njaay Mbooloo waxal waay sérieux sa waay yéeg na sa waay nen du dugg mais dee amee du dugg ñalo la wax di non waaye kon sa waay moom lañ nguufaan noonu kon moom lañ mujjee nguufaan mu jaaxaan di caaxaan mais Njaay Mbooloo mais yow rek laa yaakaar nag vraiment yaakaar naa ni yow war nga mun a révolutionner quoi war nga mun a changer affaire yi tam parce que kon waa jooju ne woon du yéeg moo nekk nii moom lañ tegal siège ni mu mel ni ku toog buntu këram nii mel ni ku toog siège buur toog buntu këram gaay dama yërëm Sénégal nag dama yërëm Sénégal barki alxuraan sama yaram day daw damay seetaan yi rek ba film yi man damay toog ma ne mais man xanaa man yàlla man rek la bind xel may déglu may xalaat mais Sénégal dafa bëri nit 17 millions lañ presque mais ñeneen ñi xanaa amuñu bopp est-ce que dañuy xalaat ay nit yi sol seen sebisière seen kii ne dañuy bind benn référendum dem ñi kii du ma yéeg dinaa fi yéeg ñu dugal leen ngeen ni cinéma après ñu kii suba ñu tey di golo yëpp ñëw bind waaye libéré ay guerrier lañ ay ndaanaan lañ ay kii ñoo ko toj ñoo ko rajaxe suba tam télé amee leen rajo amee leen après ñu am buzz après jeex na buzz rek lañ ciy wut nag parce que lu ñuy xeex amul benn rendement ba pare amul benn réussite amul benn doléance bu am réussite waaw yaa ñëw gis naa leen ñuy snap ci biir ñu ngi yoon ci biir oto bi di snap kay ñoom ñëpp ñu gis naa ku ci nekk yor sa portable naan ni ci biir oto police bi mode la di snap wagaay yi dama gis ci biir man la non ndeysaan c'est triste nag man ana seen terrain bi sama gars ana Sénégal borom terrain yi day tekkal ak gañee génne wàccal terrain bi wàccal ci terrain bi ana seen terrain bi li mooy terrain terrain wu tàppet xaw ma lan laa fay def man yàlla ma yàlla musal ci terrain wu tàppet non vrai terrain wu tàppet mais nag comme ndeysaan xam nga gars yi ñoom dañoo daanu di xool nan la ñu mun a fooyee askan wi pour mun a ñëwaat pour détourner combat bi mais lu ma gën a neex mooy dañ ma identifier ci benn discussion benn waay kii daf ma identifier ci discussion ci page yu Kilifa mu ne il s'appelle Mouhamadou Diop maa ngi koy ziar mu ne voici un activiste malgré seen film yëpp de déggu leen mu ne voici un activiste un vrai nee na Kilifa nii activiste la de Kilifa ngi sol mbubam ñëw de def ay yëfu golo-goloom jàppee gars yi fantaisie ay affaires yooyu après ñu du ma yéeg ñu dugal ko mu dem après ñibbi na jeex na mu ne nee na voici un activiste loolu la wax de un activiste au vrai sens du terme comme ñoom Abdou Karim Gueye Ardo Gningue Guy Marius Sagna et consort waaye toog kaaw nee na man lay waxal de toog kaaw yor sa téléphone di live di woote révolution jàppee sa bopp guerrier suñu waxee nga naan da ngay xeexal Sénégal ne respect Kilifa Kilifa lu mu def nii kan moo ko mënul ci yéen kan la fi yàlla bind sànk ko ba amul fit quoi li mu def nii amul ñàkk fit la tappet fii la tappet yam ñun li ñu def nii kan ci yéen la yaayam jurul jox ko lekk ak naan ak baayam amul fitu def lii nii lii yëf yi nga xam ne yëfu caapataat la xeex amu ci dara amu ci yëfu tappet dëgg extrême tappet kan ci yéen la baayam jox lekk ak naan ba nga day ni nga toll muy góor di jigéen te amoo fitu waxuma fit bu naw amul sax fit te amoo war a mun a def lii kan ci yéen lan ngeen fi gis acte de bravoure déglu leen
voici un activiste nee na xam nga ñoom dañu am ay cogg nag yii vrai comédie la amul dara combat déglu nee na waa ji nee na voici un activiste un vrai man mi xeex Ndingler je ne suis pas un activiste man mi xeex boutiquier bi xeexal boutiquier ba tey ku yore vidéo boutiquier bi man la bu ñu wutal ko avocat man la nee na yee man duma activiste man mi xeex ba damm man duma activiste mais kii nga xam ne dafa sol chemise ak kii du ma fi dugg ñu dugal ko fa moom activiste la quoi dañu am ay cogg nag mu ne voici un activiste un vrai un activiste au vrai sens du terme dégg ca kala ndax nga ne ma kon waa ji du ma fi dugg ñu dugal ko fa moom activiste de vrai sens du terme waaw ñee yor sa téléphone di laaj di woote révolution ndeysaan man ma xool rek non j'ai aimé Rexity c'est l'un des plus vrais kii ne ko Rexity déglu leen Rexity c'est un rappeur ah bokk maa ngi moom dara rappeur la may rappeur mais ku dëggu la moo ko fekk ci moom page am mu ne ko bu dee tu fais allusion à Mollah Morgun il a toujours été au front moom yi ko fi fekk yëpp day dem Texi moo jiite yor coow li Texi donc il a ce mérite d'être sur le terrain bien plus que beaucoup d'autres Rexity moo bind loolu bu commenté waa ji Rexity fekk ko foofu ne ko bu dee Mollah Morgun ngay waxal moo leen ëpp fit fuuf dàq leen xeex Mollah Morgun xeexam amul financement amul lum ci wut amul projet amul programme yorul feuille de route ay keneen doxalul keneen lijjantilul keneen ne ko Mollah Morgun yorul agenda wu benn impérialiste di ko dox te day xeex bu dee tu fais allusion à Mollah il a toujours été au front moom yi ko fi fekk yépp day dem Texi moo jiite yor coow li Texi il a ce mérite d'être sur le terrain bien plus que beaucoup d'autres waa ji ne du moom kese moo tax sax may wax mais activistes virtuels yi dañoo commencé exagérer rek si fekkaat ko fa j'ai vu ki nga doon wax mais j'ai voulu te dire et signaler que Mollah ne fait pas partie boo yàggee suivre contestation marche yi fi am yépp waxuma la dafay bokk de mais il est au devant loolu les images sont là rek si tee ngi tontu booy bi nag da ko bu dee Mollah ngay waxal bu yeboo nga tëj ko nag te lam ko te xam ni Mollah moom c'est un vrai combattant ndax yàgg naa bàyyi ñoom rek si ñu toog ma naan leen maa ngi dem combat les vidéos sont là les images sont là kenn mënul suul kër te man musuma dem joxewu nii fu ma dem damay dóor ay kurfeñ damay fëgg ay yat damay sànni ay xeer damay xeex ba naaw yàlla na ma yàlla musal dem joxe sama loxo dugg ci auto police damay raak bay bëgg a dee dama naan buñ ma jàppee mooy benn point buñ perte te fële laay taxaw di ko ci fëgg di raak ba naaw voilà du ma nangoo dem joxe sama bopp ñu jàpp ma comme nii mais nag merci beaucoup à Rexity sa seede rafet na li yombul ci rappeur yombul tam ci nit mais yow au moins gor nga gor j'ai vu que ñi nga doon wax j'ai voulu te dire signaler que Mollah en fait pas partie boo yàggee suivre contestation marche yi fi am yépp waxuma la dafay bokk de mais il est au devant loolu les images sont là booy bi doog a ñëw ne ko respect à lui jàmbaar la dama koy suivre régulièrement même si je ne suis pas d'accord donc booy bi foofu wadd na donc il était là pour faire les beaux yeux de kilifa pour bégal kilifa pour kilifa kontaan pour kilifa bég mu ngi fay ñëw ci page kilifa kër gi dem dugal fa sama kii pour jéem a xool nu ma wàññee foofu far nag yàlla moom day yónni nekkuma fa de boobu maa ngi sa samay waar rek si téye ma fay tontul mu ne ko nag respect à lui merci Mohamed Diop bu nga ko xamee au moins rek seedal na ma respect à lui jàmbaar la dama koy suivre régulièrement même si je ne suis pas d'accord avec lui rek si na ko yee d'accord ou pas avec lui que tu sois d'accord ou pas avec lui loolu moom c'est normal les points de vue mën na wute mais c'est un homme de terrain yamul ci virtuel bi mu ne ko ok kon baax na donc serrons les rangs donc waa ji moom foofu mujj na nangu nee na ko kon baax na kon nag malgré que l'intention du gars était vraiment négative pour jéem a décrédibiliser ma ci kanamu ay golo yu foofu yoo xam ne ñoom xam nañ ne maa leen ëpp fit te maa leen dàq def foofu la demoon pour décrédibiliser ma fa ci biir ci yëkkati kooku di ma jéem a wàññi Rexity ñëw na wax ak moom nangu na mais nag foofu nangu na
Rex di xamal na ko ne li ngeen di wax kii bokk ci Mollah Morgun bokk ci c'est un combattant day jiite ay front day xeex ba naaw du joxe boppam Georges Soros financé wu ko Oxfam financé wu ko Oshiwa financé wu ko USAID financé wu ko PNUD financé wu ko te ñoo ñëpp Y'en a marre lay financé Fondation Ford financé wu ko te ñooñu ñëpp Y'en a marre la ñuy financé waaye jébbalu na nangu na wax ja parce que bu ma fa newoon di wax sax mun na fa xëy na man dama ñëw rek gis ñu sama tur ñu kii ko ma dem xooli fekk ndakate ay débat la woon ñu xamal ko ni waaye moom seen affaire activiste virtuelle yi ngeen di wax bu leen ko ci tudd sonal na leen nag parce que mayu leen jàmm seen golo gi moo koy kalaate yéen Y'en a marre golo gi ngeen fi nekkee ak fooy population saa yoo ko defee moo laa génn kalaate loolu nag sonal na leen c'est vrai mais sonal leen ngeen bu ko fenal moom war ngeen bu ko suufeel bu nga yëkkati ñele moom loolu peuple bi du seetaan loolu parce que peuple bi tam dofuñu peuple bi xam nañ bu baax a baax peuple bi tam dañuy suivre mënu leen bluffer peuple bi et je vous laisserai jamais bluffer ce peuple je suis prêt à mourir billahi nañ ma wooyee xeena nañ ma wooyee bon nañ ma wooyee torox nañ ma wooyee ñàkk nañ ma wooyee loolu yëpp garaawul parce que doonuma ko ñàkkuma bonuma toroxuma lépp maa ngi sant suñu borom subhanahu wa taala te maa ngi si li ma nekk ba léegi mooy sama combat bu ma téye ngank ko réussite day am incha allah réussite rek voilà waaw combat mu amu fi li ñuy def nii Y'en a marre soyez un peu sérieux vous pouvez pas manger l'argent de Orange et venir vouloir parler avec Orange bàyyi leen peuple bi waxal seen bopp buñ sonnee ñoom dinañ waxal seen bopp wala ñu dem choisir ñeneen yéen amu leen la ngeen di wax Orange kër gi a bouffé l'argent de Orange il a signé des contrats Simon était même le bailleur et Simon était le partenaire direct Simon bu Y'en a marre le partenaire direct de Orange bépp Orange School bu nga doon gis ñaata ñi ngi nekk Sénégal ñaata yoon ngeen gis ay concert yi ñu leen di envoyé message di leen wax ni Orange day jouer université day jouer yooyu ngay gis artiste bu fa jouer Simon moo la signé Simon lañ joxoon contrat bi te waa Y'en a marre la ko séddoowal amul benn concert boo xam ne Y'en a marre newuñu fa xaalis Orange boobu millions yooyu yëpp ñoom ñoo ko coob ay financement Orange School Tour yooyu yëpp ñoom ñoo ko lekk ñooñu ñëw xam naa seen biir yi fees instant yi ñu demee ko douce seen biir commencé resaat ñuy dawaat ñëw naan dañuy dóori pression seen xeex ñun xam nañ ko seen xeex la bu leen ci boole population bi yéen xeex bu mag ngeen yor yéen xeexu kaw yéen xeexu programme ngeen yor xeexu agenda ngeen yor ñun bokkuñu ci bàyyi leen peuple bi ci jàmm peuple bi mooy subir peuple bi la ñuy jàpp di dóor di maas ay courant di leen taqal di leen tëj ci kaso yi di leen jiiñ ay crime peuple bi ñoo nekk ci kaso bi suñu doom yi peuple pauvre bi ñoo nekk ci kaso yi peuple pauvre bi ñoo nekk ci école yi inondé yi parlez de ça mon frère ngir yàlla dimbali leen ñoo seen affaire seen programme yi nga xam ne ñun xam nañ yëpp ay agenda ngeen yor Y'en a marre yéen laay waxal man Mollah Morgun vous nous faites chier lii du combat ku mu neex jëlal Orange ku mu neex jëlal Tigo vous nous faites chier ñun suñu doom yi ñoo doon def examen ci ndox mi yu taa bi ñuy xuus ñun suñu doom yi ñoo nekk ci kaso yi suñu frères yi suñu sœurs yi suñu papa yi suñu yaay yi ñun suñu doom yi la ñuy matraqué la ñuy torturer ci commandement yi la ñuy torturer ci camp yi la ñuy torturer ci caserne yi ñun suñu doom yi la ñuy agressé bu ñu am faju fu ñuy fajoo seen deret du tuur bu ñu xëy dee wax leen ci loolu ngeen bàyyi seen programme yi kawe yi ngeen di teg peuple bi di gololu combat duñ ko defee noonu ay référendum ay damay bind référendum ay damay bind lettre au kii damay bind dama waay bu leen ñu fontoo ku xamul nag xamul combat teg xel boobu ñun ñeewu nañ yéen jàqu la ñu jàng kan moo ne Y'en a marre ku la ñu jàq jàng kan moo ne Y'en a marre ku ñu gën a voyager kan moo ne Y'en a marre ku ñu gën a comprendre ils ont leur agenda ils ont un agenda bu ñu yor di ko dérouler il faut arrêter suñu doom yi ñoo xuus ci ndox yi suñu doom yi jamono ji ndox mi nangu na kër yi nangu na koñ yi kaniwu amul boo leen waxoon loolu ay non nañ fayit ba mu am ay canalisation nañ fayit ba mu am ay rigole nañ fayit ba xale yi xam lan ban droit lañ am di seetaan xale yi ñuy xuus ci biir ndox mi di def examen est-ce que dégg ngeen ñu wax ci dara il parle que de financement les gros financement yi occulte Orange
Eiffage ñu ngi ci dil yu mag yi ñoom ci kaw au moment où leur frère Ardo Gningue est torturé par 13 gendarmes 13 foo xam ne am na caméra am na lépp ñu jàpp ko fa tëddal ko moom ak waa Tobène da nga dégg Y'en a marre ci Tobène wax leen ma j'ai fait des lives j'ai parlé de Tobène je me suis battu pour Tobène vous les avez entendu parler de Tobène non vous les avez vus sortir dans la rue pour parler pour porter les causes de Tobène ou bien de Ndingler non non gis ngeen leen ñu génn ci mbedd bi di xeex pour Tobène déedéet gis ngeen leen ñu génn ci mbedd bi di xeex pour Ndingler déedéet gis nga leen ñu génn ci mbedd mi di xeex pour xale yi nga xam ne dañu def examen traumatisme psychologique di def examen ci biir ndox mi taa bi ci inondation yi déedéet gis ngeen leen ñuy wax ci l'affaire ñu taxaw ci mbedd mi di fight di attaquer pour l'affaire de Ardo Gningue déedéet wallaay doo leen dégg ñu ñëw bëgg a détourner suñu combat ñoom vous les avez entendu parler du boutiquier bi nga xam dañoo ñëw arnaqué ko dóor ko jaay ko doole gaañ ko daaw ñu damm tànk bi ren ñu ñëw foxojal loxo bi vous les avez entendu parler de ce jeune banlieusard de Yeumbeul buñ toroxal torturer ko déedéet ñu bëgg a retourner nag dévier affaire bi jàppee ni di dof retourner affaire de situation carax bëgg a dugal ay affaire waaye référendum orange bàyyi leen font yi waay booy bàyyi leen font yi yéen ne ngeen peuple bee la yéen man peuple bi yónni man maa ñëw du wax man yàlla moo ma yónni yàlla vous les avez entendu parler de Assane Diouf déedéet j'ai 10 000 live def naa ko fi bay saaga sax président pour Assane Diouf xëpp ci kaani vous les avez entendu parler de Assane Diouf déedéet booy ni ñu leen di def yéen bés boo leen yeewoo ci ni leen booy di def parce que alxuraan laa la wax doo leen dese dara bu leen jigéen ngeen doo leen dese ndaw booy ni leen di jàppee bu ñu leen bàyyee bés boo leen yeewoo di ngeen xool seen bopp lu gën a tuuti ci peppatal ndaw sax doo leen ko am c'est dommage c'est catastrophique ko xam ci li ma wax nii ba xam dégg ngeen leen benn yoon ñu yëy ci yàbbi ci jamais au moment où Ardo Gningue au moment où Tobène ñoom ñi ngi wax ci Ardo Gningue ñoom ci la ñu jàpp Ardo Gningue ñun cellule yi ñu nekkoon ak cellule bi Ardo Gningue nekkoon c'était tout juste à quelques mètres léegi nag li ñu gën a jaaxal ci affaire bi mooy bi ñu dugalee Ardo Gningue dañoo jékki-jékki dégg muy yuuxu yu métti te yàgg lool kenn ci agent yi nga xamante ni ñoom ñoo ko doon dóor dañoo déplacé wu ñëw ba ci ñun tolloog ñun ci giri yi ñu nekkoon ci cellule bi man maa ko posé question ni ko wax sa waay lan moo xew mu ni ma roq bële moytu leen man ko lu xew mu ni ma ay doxkat yi yàmbaar ñoo fa nekk moytu leen roq bële moytu leen dugg foofu ndax foofu danger ma ni ko ma ni ma waaw ci laa taxaw nii ci biir yi jàpp ci tuuti quelques minutes ñu seen génne Ardo di ko dugalaat jëmalewaat baneen kaw kon ñu mën nañoo wax ni Ardo Gningue yuuxu yi mu yuuxu kaw ñun ñu ngi koy dégg bi ñu koy génne aussi di nangu ay téléphone ñu ngi ci teg ci dóor yëpp ak ñu bañ fa def yëpp mën nañoo wax ni dara échappé wu ci kon su ne dóor nañ ko ñu dégg yuuxu yi gis ko mu nekk ci état boo xamante ni état bu doy waar mënuñoo nattable ni dóor nañ yeneen jeunes yi nga xamante ni dóor nañ leen ñu dëkk toogee mënuñoo nattable ndax ñoom ñëpp ci nekk ay blessés nga am léegi gis ngeen ni kii dañ ko jàppoon Tobène ci villageois la moom fu ñu leen defoon ak fu ñu def Ardo Gningue bokkul yuuxu yeeg yëpp ñu ngi ko doon dégg ñoom yaa ngi dégg ko donc waroon nañ mun a porter combat bi ci injustice ci violence policière ci outrage ci bavure policière jamono ji nga xam ne États-Unis ñu ngi koy xeex ñun suñu dëkk mi ngi fay am ñu war a porter ce combat là sur l'injustice sociale war a porter ce combat là ñu ne ko fa ñukk kii def ne moom buñ leen jàppee fu ñu newoon ak fu ñoom Ardo Gningue newoon fu Ardo Gningue newoon bokkul dañ ko jël dóor ko ba muy gis di ko changer ay cellules di ko dugal di dóor
sauf ko yamba Ardo Gningue ba cuñ jon yàlla tey ni daa feebar di faju kii waa Tobène la lan moo tax ñoom en tant que activiste seen morom activiste dund sévice dund injure dund outrage dund bavure policière dund nu ñu koy waxee dund ci jaayum doole bu extraordinaire ci réew mii te jéemuñu ci jóg taxaw defuñu ko de ñu ne yee de comme gis nañ nit yee génn rek ñu ne promo am na de luuma am na dina de daw leen génn ñoom luuma la ñuy xaar ñoom luuma ñoom seen njaay dañ koy téye di xaar luuma comme dëkk bi yëpp a ngi coow l'affaire Ardo Gningue l'affaire du boutiquier ñu ne yii comme ñun ñoom duñ xeex yooyu xaaral ñun tam ñu xool sañu benn combat rek tibb indi luuma la rek lu waaye indi jaay dof yaa nga fa fees dell am nay nit nag waa dof yaa nga fa fees dell waaw boo indee loo indi caq sax boo indee caq sax ñu jënd lépp dof ya da ngay gis koo xam ni du marché bi di réyee mi ngi wuti benn mooy li ñuy takkal fas yi tamit tàkk moom loolu lay wër ci luuma bi ka man boo ko noonu or sax mu ne déedéet soxlawuma lii de am na affaire yoo xam ne dañ koy takk nii tamit tàkk laa soxla may tàkk rek laa soxla luuma gi yëpp loolu lay wër fekk boobu ñu jàngi bëgg a dee léegi lu tax ñuy waxuñu ci loolu Ardo Gningue di xeex combat boobu di plainte contre le colonel Cheikh Sarr di recevoir ay menaces déposer ay plainte au niveau du président de la chambre d'accusation déposer beneen plainte auprès du cour d'appel amplifier ko au procureur général et à la haute commandement de la gendarmerie nationale yëngal la gendarmerie nationale ba la gendarmerie nationale def benn communiqué ci seen combat yaa ngi fi de combat yi vrai yi ñu ngi fi dafa am ñoo xam ne dañoo xam li ñuy choisir parce que dañoo yore ay programme dañoo yore ay agenda mais nag nañ xam ne y a pas que des bêtes au Sénégal nañ xam loolu man moom jur nañ ma fu ma war a juree alhamdulilah sama yaay merci jur nañ ma fu ma war a juree alhamdulilah sama papa merci ba mu mun a comprendre kenn mënu ma nax au moment où Ardo Gningue ak peuple yëpp jóg nañ di xeex le colonel Cheikh Sarr te dinaa leen wax kan mooy le colonel Cheikh Sarr combat bi vrai combat la mais gars yi dañ ci wax de combat bii ku ci dugg dee combat bi lan moo waral gendarmerie dem au front benn boy bu ndaw Ardo Gningue moo yëkkati gendarmerie moo yëngal gendarmerie en complicité avec benn Mollah Morgun alhamdulilah parce que man la ko Ardo Gningue njëkk a waxee soxlaam ci sama live parce que ñun ñi ngi fii de di yëngal nday la république sama live la Ardo Gningue njëkk dugg bu mu waxee la may wax ca la république bi yëngu ging ba la gendarmerie def communiqué de la gendarmerie nationale naan une certaine personne qui circule sur les réseaux sociaux parce que Ardo Gningue ubbi luñ ko rajo ak télé man dafa wax soxlaam rek ma ne ko kaay sama live bu ndaw bi laa yor waaye nag télé ci poos la de ak bon parce que réflexion fa ne te gouvernement dafa ragal réflexion ñëwal maa ko njëkk ubbil bunt bi fii live bi ba mu ca waxee ca la mbiree yëngu sant yàlla merci Ardo man ma jox ko ci sama xalaat va porter plainte la au niveau du président de la chambre d'accusation porter plainte na auprès du cour d'appel amplifier ko au procureur général et à la haute commandement de la gendarmerie plainte yëpp a ngi nii bu ci nekk yor naa ko bii moom la adressé mi ngi nii ministère waaw de la justice gendarmerie de Tivaouane bii bon ñu dem ci beneen deuxième bi mi ngi ni lettre baa ngi nii ba léegi bii beneen la plainte bii beneen plainte gis nga plainte yi bu nekk ci kaw dañ koy tamponné gis ngeen tampon bi plainte bii la donc moo continuer ni bii mooy deuxième plainte keneen moom tamit ñu continuer ko bii mooy gis ngeen mi ngi nii day leer 4 plainte lii mooy combat bi du ay wutum buzz
bu doon wutum buzz rek maa ngi Sénégal di wut buzz comme ñoom di def buzz yëpp yooyu yëpp ay buzz la ay dóor la rek ay xeetu dóor la rek buzz suba ñu amee ma man bi may def wutuma buzz yow daw ma ci télé kenn ak rajo kenn di wax fii laa toll di ko yëngal yee Ardo ñi ngi def lii lépp di yëngal mais déggoo leen ñu wax ci parce que dañoo yor seen programme maintenant ñu dem ci Ardo ñi ngi song ak lan la waral coow lu mu waral Ardo ñi ngi a été torturé par 13 gendarmes encagoulés sëf ko yamba googu nag doo dégg lu bari ñu koy wax ñoom parce que dañ ko daw dañ ko ragal ci man ngeen njëkk dégg ma wax ko ne Ardo ñi ngi dañ ko sëf yamba dëgg la wala du dëgg déggu leen ko woon fenn ma leen ko laaja xam lan lañ ma wax non parce que newul woon ci enquête ci procédure bi xool nañ amul yamba ma ne ko Ardo ñi ngi doful jënd jàpp ko toxul yamba naanul sàngara ñëwul fii di wax di fenn Cheikh Sarr bu fekkoon Ardo ñi ngi daal taxaw Cheikh Sarr ponkal la dinaa leen wax kuy kooku colonel Cheikh Sarr Ardo ñi ngi amul fitu taxaw ci télé rajo yi di wër ci live partout di wax ni Cheikh Sarr le colonel da ko sëf 500 grammes yamba te ba léegi Cheikh Sarr génnul porter plainte te ba léegi Cheikh Sarr yóbbul affaire bi ne kii daf maa fenal donc loolu war naa tax ñëpp mun a jox confiance Ardo ñi ngi ci kàddoom te Ardo ñi ngi bu mu waxee loolu ba léegi ci la gendarmerie nationale def communiqué bu mu waxee loolu ba léegi ci la le colonel comment dirais-je mi ngi ni le colonel Pape Diouf porte-parole gendarmerie di wër ci rajo yi démb rek mi ngi woon dak RFM matin donc c'est grâce à Ardo ñi ngi que le colonel Pape Diouf porte-parole de la gendarmerie génn di dem ci télé yi di ci ak rajo yi di wër di wax jour bërki démb bu ñu convoqué Ardo ñi ngi à la gendarmerie nationale de Colobane même moment bi Pape Diouf porte-parole de la gendarmerie nationale mi ngi RFM matin di kàcc di wax ci l'affaire Ardo ñi ngi kon donc loolu waroon na mën a nekk combat boo xam ne bu doon c'est Y'en a marre sont de bonne foi waroon nañ mën a porter combat boobu mais dañuy jéem a xool suul booy parce que ñoom pour ñoom rek a war a am besoin Sénégal ak dëkku dof la ñun ñoo fi war a nekk keneen ku ñëw seen ginnaaw ngay nekk ñun ñooy seen baay yi ñooy seen yaay yi donc ku nekk da ngay ñëw cogguñu boo ñu cogguwul yow dañ lay suul ñoom noonu la ñuy xeexee boo ñu cogguwul dañ lay suul man nag moom maa leen jommal parce que moom kenn du suul picc te kenn du suul ker moment bi nga xam ne Ardo ñi ngi moom ñu ngi koy enquête fële boobu ñoom gendarmerie yónni nañ après bu ñu defee seen communiqué yónni nañ Pape Diouf porte-parole de la gendarmerie muy wër di duul di kàcc di fen nan day waxal day tilima Ardo ñi ngi di setal le colonel Cheikh Sarr parce que nag colonel Cheikh Sarr ci terrain bi lay nekk ab bandi la de mais ci terrain bi te colonel Cheikh Sarr aussi représentant Nations Unies la maanaam coy yi moom day représenté Sénégal auprès des Nations Unies moom Cheikh Sarr lan moo waral loolu nag laa leen di expliquer Cheikh Sarr a violenté Ardo ñi ngi dóor ko ba muy bëgg a dee parce que déjà moom c'est un homme de terrain day wàcc ci terrain bi c'est jeune la du booy du mag de Cheikh Sarr booy bu ndaw la c'est un jeune njool ca kaw ceene sadique la sadique c'est lui qui fait les sales boulots moo tax bu ma demee ba ci biir gendarmerie nationale seen communiqué ba ma def fa commentaire boo xoolee coy rek ko ma tontu parce que ils me connaissent gendarmerie rek ñoo ma tontu ñoom ñëpp ñëw nañ nag di ma tontu way yow waroo wax lii yow molaa ñun dañ lay suivre xam nga corps bi nangam ñoom gendarme dem leen ngeen xool au niveau ngeen dem xooli ci sama commentaire ci page yu gendarmerie nationale bi nga xam ni Pape Diouf bii bu mu defee publication moom porte parole bi la ma ca wax gendarme yi ci boobu booy cogg gendarme yi ñoom ñoo ko def et ils ont appelé Ardo ñi ngi di ko menacer ay menaces de mort ñoom parce que dañoo laal seen ponkal boo xam ne mooy le vrai bandit Cheikh Sarr jeune la mooy représenté Sénégal Nations Unies ab bandit la xam ngeen kan mooy Cheikh Sarr newuloon colonel Cheikh Sarr il était à la section de recherche de Colobane avant nekk
commandant section recherche Colobane Cheikh Sarr moo éliminé Karim Wade Cheikh Sarr moo yoroon le dossier de Karim Wade buñ koy yóbbu di ko enquête section de recherche Colobane avant créé le dossier mi ngi woon ci loxo Cheikh Sarr moo ko yore woon Cheikh Sarr moo ne woon élément bu waroon éliminer Karim Wade moo yore woon document am dossier am moom moo ko sacrifié moom Cheikh Sarr bu mu sacrifié moom moo décidé moo yëkkati loxo kan moo war a wàcce kan moo war a kill kan moo war a éliminer kan moo war a suul Karim Wade moom moo taxaw ci gouvernement bi ne moom pare na devant Macky Sall pour gérer le sale boulot Cheikh Sarr bii lañ ko joxoon mu ne woon commandant section de recherche de la gendarmerie de Colobane avant créer dossier moom moo bind moo accusé lépp moom moo ko bind moom Cheikh Sarr Karim Wade xam na ko bu baax a baax après bu mu paree quand il a joué le sale boulot Macky Sall kontaan ci moom ci la ko Macky Sall def promotion def colonel loolu du grade bu mu gagné de du grade bu mu liggéey de c'est Macky Sall kii moo ko jëlee ci commandant brigade kese la woon yóbbu ko mu doon colonel promotion la Macky Sall moo koy def ba pare jël ko yóbbu ko mu doon représentant du Sénégal auprès des Nations Unies parce que c'est mooy jouer les sales boulot avec Arona Sy vous fàttewu leen Arona Sy bu commissariat central Macky Sall da ko jël bu mu Abdoulaye Wade wàccee mu yóbbu ko Nations Unies mu doon représentant des Nations Unies parce que dafa mun sale boulot léegi indiwaat na ko yóbbu ko ministère de l'intérieur wala xamoon bandi yi li ñuy liggéey lii mooy combat yéen a ngi may suivre est-ce que ce même commandant de section de recherche de Colobane Cheikh Sarr Macky Sall moo ko dox promotion moo ko gàcc ko promotion mu doon colonel yóbbu ko boobu mu bokk ci les représentants du Sénégal auprès des Nations Unies parce que day def sale boulot lépp lu salte ci biir la koy def donc nag un intouchable lañ laal un intouchable ku am doole ci gendarmerie bi li Arona ñi ngi def nii man xam naa ko moo tax ma bokk ci combat bi ne damay jiite ci combat bi parce que xam naa lim laal ku ko seetaan ñu lekk ko Arona ñi ngi reçoit des menaces Arona ñi ngi a fait bouger une institution, la gendarmerie nationale affiliée à l'armée. Attention, le Cheikh Sarr reste un intouchable dans la gendarmerie. Cheikh Sarr a éliminé Karim Wade. Moo yoroon dossier. Cheikh Sarr est un représentant des Nations Unies. C'est un jeune bu mun a def salve. Cheikh Sarr est un homme de terrain. foo ko yóbbu day wàcc ci terrain bi yor ay troupe ba pare di wàcc di fight un vrai defkat te il attend fu ne ni la nomination pour doon général jamono ji nomination lay xaar commandant mu def sale boulot Macky Sall ba mu bëgg mu def ko colonel il attend encore pour tey jii ci jamono ji incha allah pour troisième candidature Macky Sall vous allez voir Cheikh Sarr devant les troupes parce qu'il va être nominé général il est prêt à sacrifier le peuple dox ci seen kaw pour être un général comme il l'avait fait pour Karim Wade noonu la pare pour sacrifier un peuple pour nekk un général nomination lay xaar sale boulot mu matal ko lépp tout ce qui est sale boulot c'est Cheikh Sarr Arona ñi ngi lam def ba yëngal la gendarmerie nationale moo tax man troisième candidature bi Macky Sall ngay préparé de lu tax mu jël bandi bi mel nii Arona Sy ñëw yóbbu ko Nations Unies indi ko
planté ko ne ko toogal coolement ma lay jox ay millions ngay lekk di naan xam nga yow stratégie rek bés bu ma taxawee ne 3e candidature rek acca parce que moom Arona Sy la Ablaye Wade utilisé woon moo ray booy 3e candidature Ablaye Wade donc lu tax Macky Sall jël ko ak crime yu mu def yëpp yóbbu ko Nations Unies retourné indiwaat ko ministère de l'intérieur ak Aly Ngouille Ndiaye ne ko toogal fii calmement bul wax cooru jëpp bal du tàkk sénégalais fàtte la en attendant bu ma dugalee 3e candidature rek acca Cheikh Sarr a ngi à côté yaa ngi à côté il faut massacrer tout le peuple pour ma dugal sama 3e candidature donc Macky Sall xam na bandi ripu yi nekk ci biir gendarmerie ak ci biir police xam na leen bu baax a baax il suit les sales boulots donc attention Arona Sy mi ngi ministère de l'intérieur attention le commandant Cheikh Sarr devenu par promotion colonel et qui attend d'être nominé pour un général est à côté mi ngi leen di xaar de Cheikh Sarr mi ngi leen di xaar de boo leen yaakaar ne yéen a ngi si jàmm nii ne dinaa fi dugg Orange Tigo waaye Expresso da ngeen di fontu mais du ma nangu kenn di détourner combat bi du combat caaxaan du ma nangu benn golo ñëw di golo di pour détourner sama combat bi suñu combat bi donc au moins Arona Gningue poussé na ba gendarmerie def communiqué loolu yombul Arona Gningue mi ngi en sursis Arona Gningue bu mu ne opération Giri Palais biñ jàppee kii di Guy Marius Sagna Arona Gningue moo waxoon loolu opération Giri Palais bañ jàpp ko yéen a ngi koy fàttaliku sursis lañ ko dóor Arona Gningue nan lay nekkee en sursis jamono ji di attaquer lu mel ni gendarmerie di attaquer lu toll ni gendarmerie nationale di leen wax ne dañ ko sëf yamba di attaquer ku mel ni Cheikh Sarr le bandit Cheikh Sarr le voyou le sale faiseur de sale boulot de Cheikh Sarr mu koy tuumaal di ne Cheikh Sarr da ko doon sëf 500 grammes yamba te ba léegi Cheikh Sarr génnul gis naa ñëpp bind ci Adama Gaye wax na ci wax naa ci ñëpp bépp commandant wax na ci sauf ñii nii gékoti film yi golo yi faiseur de malin yi ñoo ngay gis ñu toogee ne ñoom pour ñoom lu sale boulot rek ñoom tamit détourné combat jàmbur yi rek Cheikh Sarr sadik la barke alxuraan bu mu jógee ne day xeex moom Arona Gningue dañ ko jéem a suul naa leen waxal dara de gars yi dañoo bëgg Arona Gningue nokk seen cogg di mar seen taat yi de ñoom tàppet yooyu noonu de moo tax waxuñu parce que ils ont vu que Arona Gningue est beaucoup plus à côté de Mollah ñuy faay que ci ñoom mu doon seen cogg loolu moo tax boo gisee ñu seetaan ko ci combat bi mais man du ma ko ci seetaan parce que man combat bi sama combat la muy Arona Gningue mu ñàkk doon Arona Gningue donc loolu moo waral Pape Diouf porte parole maa ngi yore audio mi yëpp moom mu dem def RFM matin di tuumaal Arona Gningue ak di setal Cheikh Sarr parce que ñoom ñëpp a jóg de communiqué bu ñu def tamit dañoo doon juge et partie tuumaal Arona Gningue setal Cheikh Sarr kon donc da ngeen di xam ne intouchable lañ laal de ñoom ñëpp dañoo jóg au front parce que dañ naan kenn du tilimal Cheikh Sarr kenn du tilimal Cheikh Sarr donc nan la Arona Gningue ñi may am fitu taxaw lu mel ni colonel ne def maa sëf yamba te colonel ba léegi génnul colonel bi ba léegi waxut colonel bi ba léegi porté wul plainte man dinañ ma sëf ne man damaa sëf nit 500 grammes yamba te génnuma te dawuma porté ji plainte laaj leen pourquoi Cheikh Sarr ba léegi porté plainte wul Arona Gningue te Arona Gningue wër ci télé rajo yi fu ne di wax ne da ko doon sëf 500 grammes yamba te ko torturé ñu yónni waa gendarmerie nationale pour ñu dem au front pour setal Cheikh Sarr tilimal Arona Gningue kon nag bu leen seetaan loolu peuple bi xeex bu garaaw moo am da jamono ji xeex bu doy waar moo am xeex boo xam ne ñun ñëpp dañu war a jóg faayit mu sotti ba faw wala ñuy seetaan dara du sotti parce que ñoom tam dañoo taxaw de gendarmerie dañ taxaw de seen nit lañ laal seen borom doole lañ laal un homme fort de la gendarmerie lañ laal booy bu ndaw un homme fort buy jouer sale boulot te ba léegi porté plaintul te bu porté woon plainte Arona Gningue léegi ñu jàpp ko parce que il est en sursis mais dafa bañ nan ngay takka tuumaal gendarme un colonel te ba léegi porté wu la plainte te pourtant même la gendarmerie à la gendarmerie de Tivaouane am na ay caméras de surveillance nañ ko génne j'interpelle le peuple
j'interpelle le président, j'interpelle le peuple, j'interpelle le président ngeen xam ni gendarmerie bu Tiwaawoon am na ay caméra de surveillance ci fu ñu jàppee Ardo Gningue tëddal ko fa di ko fa dóor di ko fa toroxal am na caméra de surveillance lépp lañ jël léegi werante xuuxaan tekki tubay ci xaaxaam Cheikh Sarr kaay génne caméra de surveillance yi ñu xool toute la journée affaire bi leer nañ man j'interpelle le président de la République du Sénégal malgré que c'est lui qui est derrière Cheikh Sarr mu xam ni n'est-ce pas xam nañ mu xam ni gendarmerie bu Tiwaawoon ci buntu ba ci salle de conférence bi nga xam ne fa lañ tëral Ardo Gningue di ko fa dóor foofu yëpp am na caméra de surveillance nañ ko génne bu dee du dëgg dañ ko sosal na Cheikh Sarr porter plainte parce que nit mënul taxaw ne da nga ko violenté da nga ko sëf yamba da nga ko dóor vous étiez 13 da ngeen kagule wu lépp te porté woo plainte caméra de surveillance yi génne leen ko képp ku dem gendarmerie Tivaouane gis nga caméra de surveillance di bunti bi ba fond de fond en comble ay caméra de surveillance la ba ci salle de conférence bi ñu tëral Ardo Gningue di ko fëgg ay caméra de surveillance la léegi bu doon dëkk bu am démocratie caméra de surveillance la ñuy jël teg toute la journée heure bu fa Ardo Gningue ba heure bu muy pare kooku kay jeex na c'est clair ñu seetaan caméra de surveillance bi rek léegi nag peuple baa ngi nii bëgg ngeen lu leer nee leen ñu génne caméra de surveillance bi nañ ko génne buñ ko génnee rek wax ji leer buñ ko génnee rek wax ji jeex tàkk ñu xool léegi ba xam torture am na caméra de surveillance bu nekk ci salle de conférence bi génne leen ko ñu xool image yi Sénégal yëpp léegi ngeen gis torture yi léegi ngeen gis détention bi luñ drogue buñ ko doon sëf déferment bi lépp mi ngi fa kon nag gars yi xam nañ dëgg ji nag moo laa da koy wax lan ne dina jóg parce que man je suis dans tous les fronts bépp front bu am fake bu am bitchis bu am yëfu bon damay taxaw di xeex te kenn mënu ma détourner képp koo jóg pour yàq askan wi balaa ngaa daj askan wi di nga ma daj dinaa waxte du la neex fa ngay toog doo nalaw doo yeewu dinaa wax dinaa dóor pression dinaa def lépp lu ma mën kenn du dal ci askan wi te doo jaar ci man loolu mënul am te soxla lu ma dërëmu askan wi liggéey lu ma dërëmi askan wi yittewul ma dërëmu askan wi combat bi ku mu doyul yaa xam ne man sama yoon nekku ci maa ngi ci de nee naa leen bëgg moom du am ñii seen bàyyi laa laal ñii seen yaay yi laa rokkos ñii seen fans yi laa ñuus ñii seen président yi laa noq mënuñu am jàmm. am na ñoo xam ne jamono ji dama fitnaal ay doome xaj yu nekk Sénégal di dox yoo xam ni ñii seen fans yi nga xam dañ leen jàppee yàlla ma fu nekk nii lépp day daanu turoon yëpp ay wàcc fu ne ni nguuru yàllaa fi ne nguuru yàlla génne leen caméra de surveillance yi jamono ji nguuru yàllaa fi ne bépp nguuru ban day daanu yàlla yónni na soldaar de bépp nguuru ban day daanu billahi wallahi képp ku fi tegoon ku toogoon ci ay fen di nga daanu képp ku toogoon ci ay kàcc ak ay naka sa xantang ak ay tappale di nga daanu yëllaay ñëpp ay daanu gars yi naan jamonoy Covid bi jamonoy nguuru suñu borom moo taxaw dëgg rek lamp yëpp tàkk na jant yi tiim gaaya dara du fi lëndamati ak koo mën a doon nag dara du fi lëndamati koo mën a doon waaw mi ngi noonu de toute façon kon sama gars yi wax naa leen kan mooy Cheikh Sarr ngeen xam ampleur xeex bi jóg leen taxaw bàyyi leen xel bu baax suivre leen gars yi ñu ngi ci xeex bi de gendarmerie nationale bu ñu defee seeni communiqué attaqué naa fa ñu yónni le porte-parole n'est-ce pas pour mu dem ci rajo yi commencé yàq deram
attaqué naa fa ñi ngi leen di topp c'est l'ère des révélations maayen rek bopp rek xippi leen sama gars yi xippi leen yéen ñi nekk fii xaw ma ñeneen dof yeeg yooyu mënulu ma leen dara yéen ñi xippi leen barki alxuraan ñi ngeen di dégg ñi wax billaahi juguñu ci lu baax yéenewuñu leen lu baax doxuñu ci lu baax seen intérêt rek seen intérêt muy gouvernement beeg muy yenn policiers yi muy yenn gendarme yi muy yenn pénitencier yi muy ñooñu ay vrai mafia la muy yenn activistes yi ay vrai mafia mën sa morom daan jekku ko lekk ko loolu rek a fi am mën sa morom daan jekku ko lekk ko loolu kese fi am xippi leen bëri xool gaa yi nekk ci terrain yi naan ay terrain gënuñu leen yeewu de ñi nekk ci terrain bi di leen gëmloo ni ñoom ñoo nekk ci terrain bi amul dara chaque jour Assane Diouf yuuxu leen woo yeewu leen yuuxu seen nopp yi ba léegi ngeen lànk jamono jiitu jamono torche de jamono yi jant bu tiim la bu jant bi tiimee lamp yëpp ay fay bu jant bi tiimee ku taal torche perte jant bi yàlla bi nag moo fenk tiim jant bi yàlla bi fenk na tiim jaami dara du fi lëndëmati na lar nañ bu leen nangu kenn ku leen foowe bu leen nangu kenn ku leen nax bu leen nangu kenn ku wut promotion ci ay mbiram am na ñoo xam ni dañuy dox ci ay programme di dox ci ay agenda buñ leen waxatul seen poche du fees buñ leen waxtaaneewul seen financement du ñëw buñ leen gisul ci journée télé yi seen financement yi day yeex day dëgër il faut ñu génn jël porter benn combat boo xam ne inexistante ou bien un combat inexistant di ko jéem a troubler conscience su Sénégalais yi yëngal foowee ñu coow leen tibb presse bind gars yi wax ñu këppati lépp coupure de presse monter seeni programme pum sànnil ONG yi waaw ñi ngi yëngal jamono ji def nañ lii def nañ laa toj nañ fii rajaxe nañ fee ñi ngi attaqué fii ñi ngi nangam pour jot ay financement bu dëgëree rek dañuy génn yëngal bu seen biir feesee ñu toogaat ne teg ñaata yoon lañ nekk fii di xeex ay xeex yu am importance te gisu leen Y'en a marre yéey yàbbi ci def tekk mel ni nekkuñu fa tekk yéewuñu yàbbiwuñ ci croiser seen bras ñu naan ana Y'en a marre ana intéressé wu leen boobu ñu ngi xool ne ñoom nañu xool fu mu gën a yombee rek ñu tëb waaw agenda impérialiste yi lañ yor di dox barke alxuraan dañoo muusuñu sax mais dañoo jiitu sénégalais ci xel dañ leen jiitu ci xel xeex bu ñuy wax Ndingler déggoo leen ñuy wax Tobène déggoo leen ñuy wax ay inondation école yi gisoo leen ñu génn ñuy wax ay agression gisoo leen ñu génn ñuy wax lu ñu wax duñ génn xam nga ñoom lan la ñuy xaar porté xool benn combat porté ko yëngal am ay coupure de presse monté seen i dossier pum dugal Georges Soro dugal Oxfam dugal Osiwa dugal USAID dugal PNUD dugal Eiffage dugal fondation yi Ford fondation pum dajalewaat benn maa ngi toog ceene ñu am benn 100 millions 200 millions ku nekk kontam ñu sànnil ko fa 150 ñu sànnil ko fa 30 millions kee 20 kee 12 kee 15 selon sa tour ñu toogaat def tekk nag di lekkaat seen xaalis nalaw bàyyi askan wa ñu téegal seen maam après bu ñu toogaatee ba commencé xiif génnaat et ça suffit mu waaj man nag yëngalu ma nit yi ci accusé ma de tout gaawul sonnalu ma loolu sonnalu ma je serai fier et je serai conscient quitte avec ma conscience que man li may def yàlla moo tax ma koy def li may wax dëgg la te dëgg du ma ko bàyyi te kenn mënu ma ko bàyyiloo te dëgg rek ay mujj kon nag di leen remercier di leen sant di leen siyaar di leen wax ni boutique bi wutal nañ ko avocat avocat c'est maître Khoureychi Ba macha allah jàpp na ci wutal nañ ko avocat déchargé nañu lépp Khoureychi Ba mooy gérer pour boutique bi suba la ñuy dem pour confrontation parce que bëgguñu woon bàyyi boutique bi moom kese dem di confronter ay ponkal lu mat 6 yu ko agressé ak commissaire muy 7 ñu bugg ko paqueté saaxe ko nangu affaire yi gagné ko demaat seen yoon suul affaire bi comme pression bi tàng na procureur nee na kut nañ ko indil affaire yi donc ñun demele nañ 2 personnes waaw ñafe nañ ba vraiment mujjee sottil affaire yi alhamdulilah
alhamdulilah. Abdou Baye Fall génne 400 000 am Jean génne 60 000 am génne nañ ba wut nañ Khoureychi Ba macha allah moom moo ñu géreel le jeune El Hadj Ba boutiquier ba suba incha allah dina dem ak avocat am taxaw fa loolu mooy combat mooy génn sa poste di rayante di jox askan wi waaye combat du utiliser turu askan wi pour am xaalis pour ñu xamul combat bi dégg combat mooy toog fii di rayante fajar ma yeew dem dóori dajale sama xaalis woo doomu aadama yi nga xam ne gi jàmbaar lañ ñu cotiser dimbale doomu aadama boo xam mosuñu ko teg bët taxaw di xeex ba pare pour dee pour doomu aadama boo xam mosuñu ko teg bët loolooy combat waaye combat du use askan yi di lekk ci ñoom alal di lekk ci ñoom di leen jaay impérialiste yi di leen jaay gouvernant yi pour lekk ci ñoom alal loolu du combat te du musa doon combat yee lu combat yi la sama gaay yee saa yu waxtu jotee nag ma gis fulla ak fayda boobaa dinaa jóg pour ñëw ci terrain bi mais li may gis nii du ma yëkkati bu ma ñëwoon Sénégal nii sax du ma génn xam nga fu may dem vacances bu ma ñëwoon nii sax damay vacances damay dem sama famille toog naan caayin waxtaan déglu son dem studio ànd ak ñi damay vacances parce que lu fa nekk lii vacances la li fa nekk vacances la ñoo ñu wax terrain loolu noonu man loolu bu dee dama fa dem moom vraiment du ma génn mu fay def affaire tapet yooyu man la ñuy sacrifier di parce que man damay reyante dem ànd ak koo xam day ñëw joxe loxo yi kii naan du ma dugg dinaa dugg ñuy dugal ko du ma ko def je vais pas perdre mon temps pour ces gens là bu ma ñëwee Sénégal man xool lii ma gis nii nga xam ne terrain tapet la terrain caaxaan terrain dof lu terrain golo du ma ci dem parce que man nit laa du ma golo du ma dem ci golo yi lii damay ñibbi sama kër toog ba Kaolack laay dem toog bustaan tegale tànk di zëm di naan di waxtaan du ma dem ci parce que tamit bugguma ñu amee ma ci rajo ak télé mu wóor ma ni dans mon âme et conscience que man xeexuma suba Ahmed Aïdara amee ma Mouhamadou Ndiaye amee ma ñëpp amee ma te mu wóor ma ni xeexuma dafa ma fa tus dama doon défilé ak wut bës kon na fata waaye gàtt saram marak ñu naan terrain li terrain la peace and love jaajëf sama gars yi ñu fanaan ak jàmm waaye di jégalu ci guddi gi dama ko def sax pour ñi nga xam ni seen connexion day jafe Sénégal moo tax quoi xam nga connexion dafa metti foofu te gars yi tamit aussi minuit la ñuy commencé am connexion yi moo tax ma ne xaaral ma dóor ko tey rek nga xam ne ñoom dinañ ko mën a seetaan en live xam nga heure bii ngay def live di am plus de 400 et quelques personnes yi lay seetaan ça montre que ci guddi gi la ñuy am possibilité am connexion quoi ñu leen di bàyyi xel ñuy bàyyi xel néew di doole yi dañuy bàyyi xel bu baax néew di doole yi jaajëf ci seen love man nag sama live bi jaaxal na ma de léegi ay naar yi bind ak ay charlatan yi ay waay naan siw di jaamu borom xam nga tamit c'est vrai booy def lu baax moom munoo natt léppay ñëw ndeysaan ay man de gis nga xoolal naar yi ñu ngi bind xaw ma soxla nañu Angelina mi ngi bind Abdallah Bassoum ñu ngi bind seeni arab ñoom ñëpp daje nañ ñi ngay bind bu ñu paree fii léegi charlatan yi ñëw commencé bind waaw sëriñ bi tel day faj lii jàngoro yu kajoor biir bu taññ biir buy daw waaw taat yi seere léegi ñu ñëw ñoom tamit les guérisseurs yi sama laay bi de léegi ay guérisseurs laa ci gis ak ay waay yàlla yéeme de waaye yow Angelina yéen yow naar bi Arnaud Uba yow looy wax nii ak say ree koo leen yëpp ñëw bu ci sama laay bii di ci waxtaan yéen Arnaud Uba Gaspard Marc yéen koo leen yëpp ñii kuñ yëpp naar yi da ñëw nañ ci sama laay yi léegi man charlatan yi laa ci gisoon ak guérisseurs yi naar yi yokk nañ ca nag ay waay combat dëmm dëgg la combat jinne combat moom léppay ñëw jinne yee ñëw dëmm yee ñëw gaa yi rax ca nit yee dox wele trian ba bokk ca fenkat ba bokk ca ay combat métti boo jógee ne bëri di dox ci dëgg lu nekkay ñëw lu nekk lay topp moo tax sama gars yi bu leen jommi de ndànk rek bu leen jommi combat bi yombul de
gis ngeen naar ya dugg si nañ El Bachir tam ñëw na di bind El Bachir tontul ma leen waay gaa yaa ngay bind daal ñoom xaw mu mbaa saagawuñ ma rek da ngay lonkal de ko lii man jaaxal na xamoo lu waa ji di wax ngeen ñëw di commenter te xamul leen li may wax combat bi de tawaay bu leen ci coommi nag balaa ngeen di génn ci combat bi da leen takk bu baax a baax da leen takk di leen diw di leen naan parce que affaire yi dafa jaxasoo de guérisseurs yaa nga ca naar yaa jaxasoo sa lépp nga ca aywa di combat international la fii ku dee yaa perte ku jommee da ngaa sàgganee sa bopp jaajëf sama gars yi big up yes saay ci seen love